li nga xamante ne ni moom moo ñu indi fii tey mooy wax li ñu gis ba fu mu toll nii ci ni parrainage bi nu ngi ko saytoo ci conseil constitutionnel di jiital que ne li ñu taxoon jug du lenn lu dul dox jàmm ci réew mi ñun ñii ñëpp toog ci taabal bi jàmm rek ko ñu tax a jug jàmm ci réew mi et doon ci dox jàmm moo waraloon bi ñu sentir ne am na ay points yoo xam ne am na réeroo ci acteurs politiques yi ñu dem seeti ñi nga xam ne ñoo yore mbiru élection yi seeti ministre de l'intérieur seeti ministre de la justice seeti Sénat seeti conseil national de régulation conseil national de régulation de l'audiovisuel seeti conseil constitutionnel parce que dafa lëjoon ci nit ñi ndax conseil dina teg commission bi wala du ko teg bi ñu demee ñu ne conseil constitutionnel jàpp nañ ne war ngeen teg commission boo xamante ne dina dalal xelu candidats yi pour bu ñuy def vérification parrainage non seulement candidats yi teew mais mu am ay personnalités yoo leen di jël ñu fekkee mbir mi conseil bi mu ci xalaatee ba pare mu ne dina def loolu dina teg commission bi mais ñun ñi ñëwoon seeti ko looloo indi ñun suñu teewaay du ñun ñëw autodésigné suñu bopp wala leneen conseil bi mu defee loolu ñun bi ñu ko demee seeti fukk ak ñeent la ñu woon mu tànn genn wàll gi ne ñooñu mën nañu ñëw di fekkee comme ça dina tax ñu nekk ay seede fekkee nag taxul ñun ñu jël ay décision fekkee nag taxul ñun ñu am ndogal foofu fekkee moo doon ñëw seet xool ndax demee na ni mu war a demee par rapport ak ñoom li ñu génn ne noonu la ñuy saytoo parrainage bi ñuy laajte dem ci parrainage bi conseil constitutionnel dafa génnoon benn décision mu wax ne moom pour lu jëm ci parrainage bi nii la koy saytoo alors ñun nag bi ñuy dem di observer mënuñu woon lu dul saytoo xool ndax li mu wax ne noonu la koy saytoo dina méngoox li mu bind amuñu fa woon ndogalu soppi dara amuñu fa woon ndogalu décider dara waaye toog xool ndax jaar na yoon wala jaarul yoon te loolu ñu ngi ko def méngale ko ñoom décision bi nga xam ne moom la ñu génne bi ñu defee loolu nag li ñu mën a jàpp ci mbir mi mooy li si jëkk mooy ñu ngi rafetlu le fait que conseil constitutionnel tijjeeku bàyyi candidats yi ñëw fekkee tijjeeku bàyyi société civile ñëw fekkee loolu musul am Sénégal conseil dafa musoon nekk mythe loolu déjà évolution la beneen bi mooy li ñu mën a jàpp mooy opération yi ci début bi ba ci fin bi mooy bi ñuy déposer bi ñuy saytu ba bi ñuy génn PV bi candidat bi wala ki ko fa toogal toog na fekkee lépp ñun tam société civile ñu ngi fa woon toog li ñu mën a jàpp leneen li mooy conseil ni mu ko waxee ne moom la koy jëfee ci décision bi mu bind bi mu génne bu ñu xoolee saytoo noonu la ko conseil defee maanaam décision boobu mu ngi ci journal officiel ñun loolu lañ doon xool ndax conseil procédure boobu mu ngi koy topp loolu gis nañ ne topp na ko beneen bi mooy muy candidat bi muy ki ko fa toogal processus bi muy daw yépp amoon na possibilité poser ay questions ci opération yi et à chaque fois doon nañ ko apporter ay réponses maintenant ndax réponses yi satisfaire na ko ou satisfaire ko en tout cas conseil doon na indi ay réponses leneen li mooy li ñu fekkee ci biir salle bi candidat yépp dañ leen traité de la même manière ci biir salle bi li ñu fa fekkee waaye gis nañu ay tolof-tolof yooyu nag juróom la benn bi mooy buuxante bi xëccoo bi loolu ñàkk réglementation bu claire maanaam yoon daf ko war a gën a leeral ba ëllëg du am xëccoo du am buuxante boo xoolee ci wàllum couleur bu ñuy joxe parti yi ci bu ñuy def campagne loolu yoon réglé na ko ba mu simple donc yoon mënoon na réglé ci dépôt bi nuñ koy doxalee ba nga xam ne du doon jëkkante beneen bi mooy ñu ngi saytu parrainage bi waaye candidats yi amuñu woon information yi ci war ba mën a def seen parrainage ni mu waree ba à 100% ba nga xamante ne erreur matérielle yi dina wàññeeku loolu aussi ñun constaté nañ ko parce que question yu candidats yi doon posé jàpp nañ ne bu ñu amoon référentiel tey jii amuñu woon fichier bi bu ñu amoon fichier bi peut-être sans le discriminant peut-être doon na yombal seen liggéey loolu itam constaté nañ ko mooy li ñuy wax
absence de référentiel précis disponible pour tous les candidats beneen bi mooy logiciel bi nga xam ne moom la ñu utiliser pour traiter données yi muy ñun muy candidats yi dañ koy wax amuñu ci information yu bari loolu tamit nekk na limite question yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy poser c'est parce que aussi logiciel bi conseil constitutionnel waroon na ci gën a communiquer ba ñu xam logiciel bi ban logiciel la nan lañ ko paramétrer ba nga xam ne question yu bari soulever nañ ko yu mënoon ñàkk beneen bi mooy am na motif de rejet yoo xamante ne ni wax nañ ko comme ñu ne motif de rejet yi doublon loolu ñëpp ñoom comprendre nañ ko mais dañuy def ci PV bi toujours rejet pour autre motif loolu dafa dese détaillé parce que dañuy jox candidat bi juste nombre de rejet pour autre motif waaye war nañ leen mën a jox rejet yi autre motif yooyu ba mu détaillé ba nga xamante ne dina mën a dalal seen xel beneen bi mooy fiche yi nga xam ne moom lañu defee parrainage maanaam format papier bi gis nañ ne presque amul njariñ parce que contrôle bi c'est plus sur le format fichier que sur le format papier donc yàq papier la feesal conseil te gis nañ ne utiliser wuñ ko bi ñuy wax signature yëpp gis nañ ne li ñuy utiliser mooy le fichier moom la ñu defee maanaam le format fichier donc gis nañ ne kon ban njariñ la doon am ñi di dem di ut fichier parrainage avec ay fiche papier ba tax na ñuy def yi nga xamante ne mooy ay recommandation maanaam ay si wolof lu ñuy waxee recommandation Babacar ay ndénkaane benn bi mooy te mooy bi gën a am solo que te ñu ngi ko adressé conseil constitutionnel te wax nañ ko déjà mooy mu joxe possibilité mu may candidat yi nga xam ne soxla nañ ko ñu ñëw foofu ci conseil seen informaticien génnal leen yi nga xam te ne mooy rejet yi nga xam ne nanguwuñ ko je crois que loolu war na mën a nekk te conseil war na ko mën a def alors comment pour dalal seen xel parce que tey bu amee candidat yu ne man dañ ma defal rejet pour lii pour lële te ñoom ñu am les éléments ñu am les données seen informaticien nekk fa war nañ mën a may candidat bi bu ko bëgg mu ñëw confronter li ñu ko wax ne dañu la ko rejetel li mu yore loolu dina dalal seen xel donc ñun recommandation forte bi ñuy def mooy que le conseil mu jox possibilité ñi nga xamante ne ñooy candidats yi ko bëgg ñu ñëw ñu joxal leen détails yu rejet yi parce que ñun ñi defal nañ ñu ko ñu gis donc war nañ ko mën a defal candidats yi ñi nga xam ne dañ leen rejeté beneen bi mooy dañoo am ay carte électeur numérisée dañoo am ay carte CEDEAO yoo xam ne dafa am ay puces et autres war nañ ko mën a utiliser bu ñuy def parrainage ba nga xam ne du jar ay fiche papier ba nga xam ne candidat bi war na mën à partir de chez lui-même ou bien de sa machine di dugal données bu amee carte électeur kenn mu mën ko di dugal bu amee problème moom mu mën ko xam donc loolu doon na mën a tax candidat bi di assurer ne moom li muy dugal ci données moom mooy nekk conseil mën na nekk en place plateforme boobu ba nga xamante ne eh bien comme ñun ay carte électeur numérisée la ñu am ay carte CEDEAO wax yooyu waroon nañ ko mën a utiliser wala loolu la mën a jariñ deuxième beneen bi mooy li ñu boole ci seet ko pour valider parrainage bi dafa bari dañuy boole carte électeur bi discriminant bi boole tur bi sant bi fi muy voté yooyu jàpp nañ ne dafa bari te objectifu parrainage mooy xam ne rek ndax ki ko parrainé électeur la mais champs yi ñu confronté pour xool ndax parrainage bi baax na wala baaxul jàpp nañ ne dafa bëri waroon nañ mën a jàpp benn champ rek wala ñaar wala ñett confronté ko pour mën a def validation ou pas beneen bi mooy war nañ mën a bu ñuy traité parrainage candidat yëpp toogandoo comme bu ñuy traité eh bien recensement vote yi bu ñuy def vote comme ça benn candidat du jàpp ne kii dañ ko favoriser vis-à-vis de l'autre candidat beneen bi mooy jàpp nañ ne parrainage bi toll na foo xamante ne nii waroon nañ mën a def parrainage alternatif maanaam parrainage à la carte ñi am député bu fekkee ne mën nañ ne ñi am ñaar député yu leen parrainé wala 3 ñu mën leen parrainer mu teggeeku ci ni ñuy kiiwee parce que loolu mën na nekk ñi am ay élus locaux ñu sas leen benn nombre d'élus ñu leen di parrainer et cetera loolu la ñuy wax parrainage alternatif
beneen bi mooy ñu ngi jëm ci élection après yoo xamante ne élection li ñuy wax les élections locales mooy municipales et départementales boobu mooy gën a metti parce que boobu li muy xam nga fii ay 15 la ñuy gis 27 listes 27 candidats mais fële élection locales yi daaw demoon nañ ba si ay 7000 listes loolu nan lañ koy traité loolu war nañ déjà xool yan solution lañ ciy ut pour bañ encore ay contestation yu am ci processus électoral bi. Enfin jàpp nañ ne loi bii di parrainage war nañ ko évaluer évaluation bi bu ñu koy def war nañ ci boole tous les acteurs concernés que ce soit les partis politiques que la société civile parce que ci consensus moom la ñuy lalee démocratie loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu dënk ci li ñuy wax ci tubaab